asalaamaaleykum salaamaaleykum wàccee Sky benn dëkk ñaari gaar plus aéroport nee naa leen lu ñu fànn kenn du ko jeex te xam naa ne sama gars yi namoon ngeen ma ak émission lu fi xew naa leen du ay caaxaan nee naa leen fu nekk lay dal fu ne aw ma fu ma dul dem naa ci Papa Mbaye Diouf mi nekkoon présidence directeur chemin de fer dem naa ci imam As Brogne Njégéen dem naa ci maître Aïssata Dramé dem naa ci ki nga xamante ni mooy Awa Diouf bari na daal dem naa ci Assane Ndiaye dem naa ci Waly Seck dem naa fépp kon tey émission li fi xew dama doxantu ba biir Pout bett ki nga xamante ni mooy monsieur Mbaye Diop muy ànd defar Pout monsieur Mbaye Diop naa def. maa ngi fi rek Ndeye Fatou merci beaucoup de la visite. Mbaye yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant alhamdulilah rabbil alamin. mais nan nga dundee bett bi la waa Thiès Info ñëw ak émission lu fi xew ak Fatou Bintou ñëw seet si la. waaw Fatou Bintou vraiment c'est un plaisir. plaisir ma nekk Pout Thiès Info. jóge Thiès ñëw ba Pout seet si ma defoon naa ne sax waa Thiès Info dégguñu ne sax maa ngi fi quoi mais donc bu ñu jógee seet si ma bëgg waxtaan ak man c'est un plaisir. dama leen di wax daal vraiment merci beaucoup et soyez les bienvenus et je suis à votre disposition. sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin. waaw dama bëgg nag nga wax kan mooy Mbaye Diop kan mooy Mbaye Diop ak Mbaye Diop lan la nekk ci Pout. Fatou Bintou nag indi nga problème ndax wax sa bopp dafa yombul dara naam nag fi laa juddoo fii ci Pout ci ndey ci baay famille Diop Goro Diop mooy samay waajur morsala moom mu jur magam famille sama côté yaay Njenn laa bokk Mademba Jenn sama yaay mooy Awa Jenn caatu Mademba kon sama juddu fii la sama njàngit fii laa ko tàmbalee continuer tamit vraiment samay activité ci formation encadrement ak participer ci ay action de développement bénévole maanaam loo xam ne ni da nga ci yëngatu ngir développement askan bi te kenn du la fay ma jaar ci association parents d'élèves non maa ngi njëkk sax ci nawetaan ndax 17 ans 18 ans nekkoon naa délégué ASC di représenter ASC Cekkeen koñ bu ma dëkkoon Cekkeen nekkoon naa fa délégué continuer ci nawetaan yi ba nekk sax PCF ODCAV bu région de Thiès ay jamono booba ndaw laa mais terewul dugg naa ci yeneen activités yoo xam ne nii mooy comme association parents d'élèves def naa fa 12 ans 4 ans école 1 def it 4 ans collège def 4 ans lycée comme président association des parents d'élèves di yëngatu rek ngir njàngu sunu njaboot yi jëm kanam ma gëm ko it yamuma fa def naa it Croix-Rouge def naa fa 12 ans ba ni ma dem au niveau de la région ginnaaw Croix-Rouge tamit def naa tamit li ñu naan actuellement couverture maladie universelle te Macky Sall def ko en 2013 man sos naa ko Pout à l'an 2000 astafurlah sosandoo naa ko ak Pout ak à l'an 2000 def nañ ko 13 ans à Pout ak ndem si yàlla Kumba Ba yàlla na ko yàlla xare àjjana mu doon soxna Alaaji Moustapha Fofana fii ci Cëriñ yàlla na leen yàlla xare àjjana ñooñu laa lëkkalooloon ci ay jamono surtout ak Jomba Diop xaritam lenqee ñu sosandoo fii à l'an 2000 muy mutuelle de santé jàppoo sàkku wér ñu tudde ko léegi couverture maladie universelle ak Macky Sall 2013 donc def nañ ci 13 ans ñun loolu gëm ni mooy dimbali askan wi ci. mais kon foofu moom war nga dem BSDA de. non xam nga tamit boobaa kon waa Fandène dinañ ne moom ñun ñoo ko moom. ndax ba ñu sosoo ñun. dañoo fekk Fandène sos ko jiite ko ci Sénégal ànd ak ku ñuy wax André Demba Wade vraiment muy ku am solo. koo xam ne nii mën naa ne ci région bi moom laa ci gën a gëm ni acteur de développement la dëkk Fandène ndax bu ñu toogee ba fii Pout ñu am fii crèche ay xale yoo xam ne nii yàlla da leen a wàññi ñu nekk fii jàkkaloog sama kër di ay IMC insuffisance motrice cérébrale dama lëkkaloo ak André Demba Wade yóbbu fa ku ñu naan Adi Diop Awa Diop yóbbu fa tamit ku ñuy wax Awa Diop moom tamit mu nekk Croix-Rouge ñu former leen encadrer leen ba ñu ñëw ubbi fii benn crèche léegi boobaak léegi mën na fukki at ma lëkkaloog ñoom ren nag sant naa parce que am na ñëw di ma jàppale si bari na ñëw ci dëkk bi ñi ma jàppale mais def naa fukki at ak Adji Diop. ci crèche ndax sa doole rek nga doon dem wala da nga doon xool sa partenaires yi nekk Europe ñu lay jàppale wala. non lu ci nekk rek am na sunu doole personnel am na loo xam tamit dañuy jàppalante ak sunuy xame am na ñoo xam ne waa Pout ñoo ci jàpp.
am na ñoo xam ne ci biir réew mi la am na ñoo xam ni tamit bitim réew la ndax yàlla dogal na ci boobu activité sax ci laa njëkk a demee ci benn colloque international bu couverture maladie universelle ca Belgique en 2008 2009 ndax loolu lépp loolu tax bénévolat baax na ndax dina la ubbi dina la former dina la encadrer lu ñu la fay mais dañ la dugal ci domaine boo xam ne ni sa compétence macha allah dina yokk bu baax a baax bañ defe ni da ngaa jóge sax ay université fekk du loolu da nga ciy dugg ñu di la former di la encadrer ci cadre mutuelle de santé la loolu ndax aussi sos nañ ci mutuelle de santé bi en l'an 2000 mais def nañ ci formation yu bari dugg nañ tamit ci yeneen domaines yoo xam ne nii mbirum xaalis la nit ñi bëgg xaalis moom mën naa ni def naa ci bénévolat 20 ans ci Pout fii ndax bi ñuy ubbi Crédit Mutuel du Sénégal fii ci Pout en 94 ñu am suñu benn mbokk Poutois bu am solo bu yàlla jëlee fii yàlla na ko yàlla xare àjjana mu doon ku baax ku gëm Pout nekkoon Tamba ñu di ko wax Modou Lo moo bind ci loxoom arab yónnee ko direction bi Thiès ne leen Pout gëm a dëkk dama bëgg ngeen ubbi fa banque buy denc ak buy leble ngir waa Pout gën a mën a jëm kanam kon Modou yàlla na ko yàlla xare àjjana ñu ngi koy ñaanal ndax tey jii bu fi banque Crédit Mutuel nekkee muy CMS Crédit Mutuel du Sénégal dend ak fi pharmacie bi mën nañ ne ci bindam la woon arabe la tubaab yi tekki ko ñëw Pout ba mu ñëwee Pout ñu fekk fi ko mel ni man ak ñeneen ñu lëkkaloo ma def fa 20 ans ba dem ci au niveau national ndax nekk naa président du conseil de surveillance de la fédération des caisses de Crédit Mutuel du Sénégal pendant 4 ans dem ci sax ba Bamako ndax 9 Sénégal la ñuy yónni woon Bamako pour ñu jàngal leen Crédit Mutuel bi yàlla dogal na booba man ci laa bokkoon ñu ànd ndoog dem ak yeneen ndax sama fonction nag waxuma ko ba tey. waaw man dama dégg mbay bi may koy laaj ba léegi ay fii def naa fa 5 ans fii def naa fa 20 ans fii def naa fa 10 ans fii def naa fa 2 ans kooku sant yàlla la mais léegi dama bëgg nga wax Mbaye Diop waa Pout yow lan ngay liggéey ndax nee nga da ngay jàppale Pout te man sax damaa dégg ci yow bay bi may ñëw ci yoon bi ñu ni Mbaye nee na dafa posé candidat teg na ndëndëm décembre ci kàttanu yàlla fii ci Pout pour mairie Pout. Soxna Fatou. loolu warul bett kenn. ndax bu fekkee ni yàlla dogal na 2009. ndem si yàlla Salif Gueye nekkoon maire Pout ñu ànd lëkkaloo man ak moom def équipe tudd ànd defar Pout. fas yéene woon gagné élection yi ngir gën a soqali suñu dëkk. yàlla dogal boobu antuwul. ñu ñëw 2014 Salif jóge fi. mais ñu àndandoo ay ñeneen itam lëkkaloog ñoom dem élection bu yooyu yëpp man jiitiwuma liste kon tey bu ñu agsi fi tey muy sama 3e élection yàlla def macha allah ma wax gëm ni am naa ci expérience boo xam ne nii plus ou moins politique la gëmit ni am naa expérience administrative ndax liggéey naa fonction publique pendant 32 ans nekk ministère jeunesse sport kon donc war naa mën a xam ni fi ñu toll nii aussi génn naa sous région bi Burkina Faso Mali génn naa it dem Europe muy Belgique muy France fas yéene itam continuer génn pour am relation ci biti ba mu gën a yaatu bu baax a baax kon yaakaar naa fi ñu toll nii war naa mën a jariñ Pout bu baax a baax te nag man nag damay koo xam ne nii musuma xalaat fàtte Pout benn yoon ndax guddi Pout nag may gis nii maa ngi ci 60 et quelques guddi Mbuur kii nag moom man guddi Pout lu ma am Pout lu ma gis ci biti Pout mën ko jariñoo mën a yóbbu leen Pout lu ma gis nag ci biti ñu war a mën a jëlee nit Pout yóbbu ko fa mu liggéey ko am na ñu ko xam ci dëkk bi mën koo témoigner dama leen di jël ne leen kaay leen liggéey lële loolu moom ci laa nekk te gëm naa ne fi mu nekk nii nag war naa gën a mën a apporter un plus bu ci yàlla àndee nag ndax yàlla moo yore lépp mooy dogal lépp sama yéene daal mooy bu ci yàlla àndee ma accéder au pouvoir jiite une équipe laa wax nag équipe boo xam ne nii dañuy bokkandoo xalaatandoo yëkkatandoo tegandoo defar suñu dëkk moo tax effectivement je suis candidat pour les élections locales bu ci yàlla àndi fii ci Pout. xam nga lu may ragal nga naan élection yeeg xëccoo mairie beeg moom Mbaye Diop ndax am na ay nit mbay mi ma gis ma yow am ngay nit. am na jamono day daanañ ma laaj loolu waaye defe naa ne kenn laajatuma ko. waaw fi mu nekk nii li la watat ba indi la fii. ngaa toog Thiès ba àgg say nopp. kon xam nga ni mbir mi fekk si na la Thiès ba nga ne nañ seeti Mbaye Diop. kon fa ma toll woon bañ koy laaj macha allah dépassé naa ko
mën naa la wax ni la koñ boo fi dem di nga fa gis ay jigéen di nga fa gis ay xale ay ndaw gis ay étudiants gis ay mag ñoo xam ne ni wallaahi ba tàyyi dañu taseeg man sax collaboré mu ñoom dara ñu woo ma jox ma loxo ne ma sa waay mbaa yaa ngi ci affaire bi ma ne ban affaire ñu dëkk bi kon ñama àndandoon romb naa ko ndax am na ñoo xam ne ànduma ak ñoom mais ñoom ànd nañu ak man kon nag mën naa am yaakaar ni bu ci yàlla àndee incha allah rabbi cette fois-ci c'est la bonne. kon yàlla na ko yàlla def ci barki Seydina Mohamed mais man damay laaj ndax mbay maire yan boobu diis na de mbay est-ce que di nga def ay social ak yooyu di jàppale doomu aadama yi man dama gis koo xamante ni de passage mbay doog di ko ziar muy Maodo Malick Mbaye directeur ANAMO borom maison de l'outil ndeysaan dafay jàppale doomu aadama yi ci dooleem man damay laaj ndax Mbaye Diop yow ndax di nga jàppale sa waa dëkk bi ci sa doole ndax xam nga nag yaa ngi yootu ci lu métti mu xëccoo maire nee nga dangaa teg sa ndënd fii koo jàppalewul du la jàppale. waaw Fatou loolu bari nañu koy wax yàgg na it am nit ñi naan lekkati kese naxul béy nit ñi naan ana lu mu fi bàyyi boo duggi seen kër di génn nit ñi naan poser problème yoo xam ne yépp social la te boo koy xool en réalité xaalis la nit ñi nag ne kon xaalis mooy tax falu ba nit ñi daan distribuer xaalis partout dans le pays pour bëgg rek falu am na ñu bari ñu ci falu mais aussi àgg nañ foo xam ne ci développement xel ak xalaat ak doxale nii ak vraiment évaluer seet li fi jot a am lan la jur àgg nañ foo xam ne nag nit ñi daal am na leen la ñuy seet li ñu seet nag mën nañ ci dëkk après mooy loo xam ne ni fu ñu jëmale nit ki fu ñu jëmale askan wi fu ñu jëmale dëkk bi mais nag foofu déjà dama ci tàmbali lu bari ndax ku ne la yëngatu naa ci association parents d'élèves yëngatu ci banques yi microfinance yi yëngatu ci santé bi yëngatu ci santé bi ci domaine yu ñaar domaine sax parce que Croix-Rouge santé la en gros am na yeneen dul santé mais ci la bokk mais aussi ak couverture maladie universelle bi vraiment mën naa wax ni déjà loolu c'est quelque chose mais ay action la du xaalis boo joxee malgré dina ma coûter nag xaalis ndax sama transport sama téléphone sama restauration sama sonorisation yooyu yëpp xaalis la mais du xaalis booy distribuer ay conditions yooyu créé la pour que nit ñi mën ci épanouir comme ni ñu mën a demee mais fi ñu toll nii depuis ay at a ngi nii mën naa ne depuis 2014 ba léegi mën naa ay action de formation mooy former jigéen ñi ci li nga xam ne mooy suñu production locale ñu mën ko transformer te du ñu génn seen kër du ñu yàq dara ci seen li ñuy sëy mën ko transformer jariñoo mais transformer aussi jaay yokk seen koom. mooy comme lan. xam nga dugub ji ak mboq mi ak ñebe ji ak yooyu yëpp mën nañ ko transformer ay caakiri ay sànqal ay araw ak yeneen yoo xam ne nii lu am solo ci dundinu nit ndax nit ñi mën naa am sax ndax nañ leen ci lu bari gëmloo leen ni lu ñuy lekk ñun dese naa baax mais baax na trop muy céréales yi mais aussi yow ma ci foofu tamit ndax Pout moom ñëpp bàkke nañu ci waxuma la Sénégal mais àdduna bàkke nañu mango. ak orange. waa orange sax dafa ñëw après muy clémentine ji mais jàppal ne clémentine ji li ñu fekkoon ñu nekk un marché international Pout marché international la ndax ñi fi jaay si duñu rek ay sénégalais dafay am loo xam ne day jógee ba Maroc am luy jógee ba Mali am lu jógee ba Guinée-Bissau partout nekk fii ci syndicat bi kon marché ba international la pour ñu ko xamul du marché national du marché local international la donc looloo fi indi mandarine clémentine bi nit ñi di ko importer Maroc dem ba fay douane ba pare ba Dakar sax dikkaat Pout di ko distribuer kon vraiment Pout am na bopp pouvoir boo xam ne ni am na solo trop pour ñun am na bayre mais bu ñu xalaatee ne dañuy produire localement des mangues de qualité et de très bonne qualité si nga bu ko jeexal bii ak jàbbu gàtt bi mënoo wër ba gis mango bu ko dàq margele kent am na fi ak yeneen yu ñuy produire di ko exporter. mais am nga ko fii nii sa kër. waaw am naa fi ñetti doomu mango bu ko jeexal rek ndax commencé naa ñor nànk-nànk ñu ngi ci lekk nànk-nànk mais dañ ko war a mën a transformation produit yu bari mën na nekk confiture mën na nekk jus mën na nekk marmelade mën na nekk lu baree bari fii laa am fii ay collaboration ak ay américains corps de la paix américain am collaboration ak ay français collaboration ak ay italiens ñu mën a lëkkaloo ci ak ñoom ci seen xam-xam ñu indi fi jigéen ñi ci sama kër fii ñu former leen ci ñu ko ci liggéeyee du ci mango rek
def nañ Dakar bi def nañ limon bi def nañ bisaab bi def nañ yu bëree bëri jinjeer ak tout dañ ci liggéey ay lu bëri loo xam ne nii jigéen mën na ko liggéey ci këram génn jaay ko gis nga benn 10 000 francs boo ko ci financé 10 000 laax ñaari junni boo ko financé ci benn ci yooyu di nga ci mën a récolter en une semaine yeneen 10 000 francs yu tegal kon xam nga loolu macha allah la ci kër ndax bu fekkee dañuy lay bàyyi ci kër gi ngay def noonu chaque semaine nga mën a am plus de 10 000 francs c'est quelque chose ci yooyu mais boo ci mën nga ci sori ba def ko semi industriel maanaam mu romb artisanal boobu ngay ak niveau boo xam ne doo yem rek ci sa kër wala sa koñ da ngay jaay ba jaay bi dëkk bi yëpp di fournir boutique yi mais aussi ngay génn. li ma la bëgg a laaj ndax yow da nga am matériel bi ñu koy defaree fii ci kër gi. waaw bi ñuy tàmbali dañ ko tàmbali woon ci condition yoo xam ne c'est artisanal maanaam dañuy débrouiller suñuy tamay nekk fii ak cin la nekk fee ak nangam dajale sio beeg paan beeg affaire yooyu. indee beeg yooyu mais dañ ba mu yàgg nag vraiment ñu gën koo yaatal moo tax am na ay femmes yoo xam ne nii ñu ngi tudd réseau des associations de femmes micro-entrepreneurs de Pout RAFMEP ñooñu dañoo lëkkaloo ak man maanaam yaakaar nañ sama conseil yaakaar nañ sama encadrement ndax gis nañ samay activité ñu jaxasoo ñu defal leen ay formation dem nañ ba ITA former leen fa fayal leen ku ci nekk 150 000 ñu am xam-xam bi ñu dikkaat et am aussi ay démarches ay vers ay ONG ak ay ñoo xam ne nii c'est des Européens en tout cas c'est des ñuy dimbali askan wi la ñu di jox leen ay financement yoo xam ne nii mën naa leen matériel bi yëpp am nañ ko pour transformer am nañu siège maa leen koy fayal chaque mois macha allah alhamdulilah rabbil alamin ñu fay tase chaque fois di liggéey di transformer di jaay mais aussi di créer seen activité de commerce microfinance ndax créé nañ fa ay avec mooy système bancaire bu femmes yi créé léegi léegi diggante daaw jéeg daawaati jéeg ñu ngi fi ci Pout am na avec foofu am na aussi yeneen groupement de femmes yoo xam ne am na avec ñu fay épargner di fa jël lépp. mais gisuma comme avec nii comme nga tuddee ko benn affaire comme man ti Maodo Malick Mbaye dama gis mouvement bi ñu def legetu ngor yow est-ce que mënoo koo tuddee comme calabaasu monsieur Diop wala loolu daal. waaw loolu mën naam ñu àgg ci bis ndax dañ koy soog a tàmbali pour cette année épargne microfinance boobu mu am foofu ci siège u RAFMEP am aussi ci yenn quartiers yi ak yenn groupement mais déjà commencé nañu changer tour seen groupe yi ba am nu ñuy tudd mooy groupe solution Babacar Diop groupement bu nekk noonu la tudd donc nànk-nànk la ñuy améliorer seen activité et di aussi jubanti seen nekkin ndax il faut aussi ñu xam ne ñoom ñooy ñan xam aussi loolu la ñu bëgg ndax xaalis ñëpp ko bëgg koo ko jox mu jël mais ñoom li ñu bëgg mooy jàngal napp nee na moo leen gënal maye jën ndax sentir nañu ne ñu ci bari boo dëkkee leen may jën bu yàggee da ngay jënd seen ngor te nit nag bu ñàkkee ngorom dara desul ci moom nit bu ànd ak nit ndax alal ju ma ko jox kooku jeexal na ci vraiment ngorom loolu nag jigéen ñi fi ne nii xam nañ ne loolu am solo ci ñoom la ba léegi li ñu gëm mooy ku leen di former ku leen di encadrer ku leen di financer te dañ financement bi loolu du may de da nga leen koy lebal ñu liggéey daal di fay kon loolu seen dignité dara du ci dañ ndax dañu mën a jàkkaarloog yow nga xool leen ñu xoolal les yeux dans les yeux nga wax leen ñu wax la nga xalaat ñu xalaat kon valeur jigéen dafa nekk foofu carrément lu taxaw ndax koo xam ne ni mayuloo ko da nga ko lebal mu liggéey ñax fay la boo ko xoolee mu xool la boo ko waxee mu wax la kon jigéen du kenn du ko dévaloriser ci sunu milieu loolu aussi am na solo vraiment ci sunu liggéey ñu gëm ni daal social bi am na mais socialu encadrement la orientation la financement la nga liggéey jariñu delloo keneen jël liggéey jaruñu mi ngi avance bu baax macha allah koñ boo dem fekk leen fa soit financé nañ leen ou bien ñi ngi déposé seen dossier di xaar financement bari na ci dëkk bi groupement yu bari yoo xam ne financé nañ leen yenn ñi ngi xaar seen financement donc ñi ngi vraiment avancé dans les conditions meilleures. macha allah tamit ci benn lu fi jot a xew fii ci Pout il paraît ni tey mooy sa première génn fii ci Pout ñu tuddee la nuyu bu doy waar ki nga xamante ni dafay ànd ak yow tout le temps moo la ko tuddee ma bëgg a ànd ak yow ñu doxantuwaale ba foofu. waaw Fatou kooku ñu ngi koy wax Ousseynou Faye. Ousseynou Faye artiste la.
Ousseynou Faye fonk naa ko trop. te gëm naa lu ma ko fonk moo ma gën a fonk loolu. Ousseynou vraiment bokkuñ sax koñ. ma nga dëkk Mbayeen. man ma juddoo Cekkeen màgg Cekkeen dëkk actuellement Cëriñ mooy sama koñ. nee naa gaañ ku may mere nag ma mere waaye Cëriñ gii moom fi laa dëkk su ma sañoon bu ñuy compétition Cëriñ a gañeen yëpp ndax seen jàmm mooy sama jàmm. kon waa Cëriñ jàppoon naa ak ñoom laxasoon naa ak ñoom bëgg ànd ak ñoom ba partout ci réussite bu ñu bokk réussir ko waaye nag Ousseynou Faye mu Mbayeen boole na ma ak waa Mbayeen. waa Mbayeen moom macha allah gëm naa ne Ousseynou Faye ak sama xarit bu ñuy wax Sele Mbay ca koñ booba vraiment jàppoon naa ak ñoom jàpp boo xam ne nii bëgg naa ñu jaxasoo carrément ak waa Mbayeen. ndax Ousseynou ku la demul fenn siqoog moom dara mu xool la ba mu doy la mu ne yow yaay sama père suba ngoon mu ne ma père awa sama soxna mu ne tata lu xew mu ne ñun ànd ak ñun amu ci làqatu amul leneen di nga ko gis dina waxal boppam waaye toog naa ay waajuram toog mu ne leen man dey bëgg naa ngeen dimbali ma rek bàyyi maa ngi Mbaye Diop mii ma ànd ak moom lu ma ci góobee kar ndax doy na ma te gëm naa ne ñoom li ñu nekk ci aar yàgg cee nekk juddu ci seeni waajur Saliou Faye Jibi Faye Jules Faye ak papaam Ibou ñooñu ak ñeneen ñet ñu ma fàtte rek ci lañu juddu màgg ci di ci dox moom mu ñëw ak seen doom ku mel ni Mbaye Ndiaye àndandoo ak moom ak yeneen xale yi vraiment ñu nekk ci aar boobu bëgg cee sori nag ñun waa Pout ñu war leen a jàppale ñun autorités yi ñu war leen a jàppale ndax ku mel ni Iba Ngom fii tam ci Cekkeen macha allah mi ngi góorgóorlu bu baax ci aar bi kon aar bi culture bi ci la bokk naam am bari na domaine yu ñu xalaat man bari na foo xam ne bari naa ci lu ma ci xalaat pour proposition ndax aussi mennum xel doyul te it moom ma nit ñi moom ma dëkk bi waaye fas yéene wu ma incha allah rabbi di def loo xam ne nii juboo moo ci ak askan wi kon bu ñu waxee ci art culture pour développer wu am nañu ci xalaat leneen loo xam ne nii mooy tax. mais yow Mbaye Diop yaa ngi Benno Bokk Yaakaar ba tey. waaw ndax man de sama parti mu ngi tudd RTAS. le rassemblement des travailleurs africains du Sénégal. ku ñuy wax El Hadji Momar Samb moo ko jiite ca nekk Dakar ñu bokk Benno Bokk Yaakaar El Hadji Momar Samb nag ak ñun ñëpp ñu àndandoo di wax toujours am réew dañ koy pencoo kenn du ko pàccoo. ba tax na boobu àndandoo la ñuy ànd di pencoo di xalaatandoo moo tax ba tey ma ne la li ma xalaat dama koy pencoo ak nit ñi wala seen xalaat. non dañ koy bokk ndax mënuma xalaat ci point yu bari ndax Pout bari na domaine yu war a gëstu saytu ko xalaat yi ñeneen xalaat yi ñu boole suñuy xalaat moo tax nee naa la je reste ouvert maanaam képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi te mu wóor la ni yow ni may gisee ni may doxale jege na sa bos na nga ñëw ñu xool nu ñuy weccoo ba gën a ñoŋal suñu xalaat mooy saytu dëkk bi xool lépp loo xam ne nii mooy état des lieux bi ci domaine bu ne éducation santé jeunesse sport foncier artisanat transport commerce agriculture élevage ba ci sécurité ak yeneen yu xam ne war nañ cee xalaat lu fi ne après bi mu fa jógee xool lu fi war a mën a nekk pour avancement ak aussi itam xool nuñ koy solutionner ndax aussi itam il faut ñu xool te solution yi problème boo gisee problème ba pare di nga xool foo koy solutionner commencer d'abord ci yow loo mën ñun lu nu mën keneen lu mu ñu mënal nguur gi lu mu ñu mënal ak maire bi ak aussi suñu loxo gudd ñu mooy dem bitim réew xool lu demee ni ay Union européenne wala leneen yoo xam ne mën nañoo jàppale wala ay yeneen communes yoo xam ne dañuy jumelé ak ñoom seq ak ñoom loo xam ne ni dañu mën a apporter fi seen dara xam nga ñoom lu ñu bëgg lu yomb simb sabar gumbe làmb wër tourisme xool visiter parc yi xool garabu guy yi mais loolu ça ne coûte rien te ñoom nag dafa rëy rëcc ñoom ba nga xam ne ni boo seqalul ak ñoom dugg ci néegu ñax yi ak yooyu dañ la jaral jox la lu dul jeex ci jàppale seq boobu relation boobu ndax découverte bu rëy rëy la ci ñoom loolu nga lëkkaloo ak ñoom ba pare boole ci aussi dañu am seen budget social yoo xam ne dañ koy dimbale mën na génn sa dëkk bi yooyu xaj na ci si Union européenne Europe ay député ay maire yëpp ay possibilité la ak ay école de formation yu nekk Europe nga mën leen indi fii ñu defal ay programme exécutif ak leneen mais loolu menn xel doyul
dañu ubbi bunt bi képp ko xalaat lu nuroog li ñu xalaat nga nekk ci biir réew wala bitim réew ngay surtout sax pour toi bu nekk surtout ci réew yi nga xam ne moom laa fas yéene visiter encore une fois muy la France la Belgique l'Espagne ak Italie képp ku fa nekk di pour toi xam ne ñeent ñooñu laa njëkk a ciblé pour jaxasoo ñoom ñu ñëw mbaa ñun ñu dem mbaa ñu yónnee suñuy këyit mbaa ñoom ñu yónnee seen i këyit seen gis-gis ñu defar suñu dëkk duñ ne dara amu fi Fatou am na lu fi ne am na lu ko fi nekk lu mu jéem mais ñun dañoo gëm ni lu ko raw fuuf mën na fi am ndax nag Fatou mënoo nekk ci diggante Thiès ak Ndakaaru dëkk yi nekk diggante Thiès Ndakaaru barewuñu de ñu nekk diggante Thiès ak Ndakaaru sur la nationale à 15 kilomètres de Thiès même pas 30 minutes nekk à quelques 50 kilomètres de Dakar même pas une heure de temps am population Dakar bu ëpp 3 millions am Thiès lu ëpp 1 million Mbour soriwuñu ñu nekk entre les deux grandes côtes grande côte ak petite côte mais ñun ñu ngi ci position bu baax am suuf su baax a baax nag suñ suuf si Casamance doo nga koy gis bu neex boole ci am potentialité yoo xam ne nii xoolal industrie yi fi installé wu xoolal Dangote xoolal Sismar xoolal leneen carrières yi tout ça Sigelec métti na ma trop ndax waa nit pour dañ fa doon liggéey Sigelec arrêté ku mel ni doo ak ñeneen ak ñeneen vraiment tëj usine boobu non kooku moom métti na ma trop lu ñu war a mën a saytuwaat la sesat ko Dangote gi tamit mais Dangote mënul nekk vraiment à quelques 4 kilomètres de Pout mu wóor la ni ngelaw Dangote lépp lu fa jógee Pout lay dal ngelaw bu fa jógee Pout lay dal te ngelaw la fa jógee mënul nekk ngelaw lu pur non il faut mu am lu ci rax nga tëdd fii guddi dégg riiru Dangote machine yi am nu muy gurguree sa nelaw du yàqu ak yeneen oto yi Dangote yi di jaar ci suñu dëkk bi di xar suñu tali yi ak leneen encore ti mais beaucoup de problèmes yu Dangote yu xam ñu koy créer Dangote nag dañ ko fat nangu ko ndax développement am réew la kon dañ ci ànd ak moom waaye nag localement nag war nañu gën a jaxasoog Dangote bu baax a baax ba yëg suñu bopp ñun ci Dangote ba sax fii formation yu bari mën fee am ndax Dangote encadré ñu wér-gu-yaram mën fee assuré ndax Dangote dañ ko seqal war a assuré fii vraiment ñun nag ñu wër nag ndax ñun rek ndax Kër Moussa ngi à côté Kayar ngi à côté Bayax ci à côté Jandeer gi à côté kon ñun ñëpp dañoo bokk Dangote mais Dangote war na mën lëkkaloo ñun bu baax a baax ba kenn du am loo jooy pour ci vraiment formation encadrement travail emploi mais aussi surtout wér-gu-yaram am na ci solo nag dëgg gis nga sama oto su ma xëyee suba léeg-léeg damay gis benn poussière ci kaw tegu benn couche poussière su ma ko laalee nii xool ko di nekk lu bees ci man ma am xel ñaar bu ñu ko étudier su ko daaka am na lu ñu war a mën a jox ak leneen suñu garab yi am na luy tag ci kaw poussière buy tag ci kaw garab yi wuute nag li fi daan am ak leneen bu ñu ko saytoo rek mën naa am vraiment muy loo xam ne mën nañoo sonal mën ñoo lor mais nag Dangote waaye Olof Ndiaye nee na borom yet du xeex ak borom fetal du loolu sax mais dañ ko mun la def nan lu téye ko suñu ñaari loxo ndax nag ñun nag après tout nous sommes des patriotes nous sommes des panafricains vraiment nous voulons le développement sunum réew kon lépp loo xam ne suñu gox da koy participer ci développement réew mi mën a vraiment jël Dangote yore ko suñu suuf méngoo ko ak li Dangote soxla di defar ciment bi di dem ba bitim réew ñu di ko jaay Sénégal di ci am koom ñun dañ ciy participer waaye tamit nañ ci àndoo ak ñoom lëkkaloo ak ñoom ak yeneen usines donc vraiment macha allah Dangote mais aussi nañu xaw a waxtaan ak ñun pour xool aussi nu ñu ànd ci bopp développement am na solo. waa nag kon sama gars yi émission lu fi xew du ay caaxaan mais fi mu nekk nii dinaa ko laaj li ko gën a naqare ak li ko gën a neex ma daal di kët émission bi ñu doxantu ndànk ba ca tànn biir ga nga xamante ni futur maire loolu du ay fo du ay caaxaan ëpp na waa léegi futur maire laa lay woowee monsieur Diop léegi lan moo la gën a neex ci sa àdduna. xam nga Fatou futur maire ngay wax yow man maire commencé naa ko dégg ci dëkk bi. dégg li monsieur le maire. ëpp na. commencé naa ko dégg ci dëkk bi te du leen. yow ma lay tiital rek nga tiit. non commencé naa dégg maire ci dëkk bi. naa romb nit ba tàyyi mu ne monsieur le maire. dinaa romb tam nit tamit vraiment ñoo xam ne nekkoon nañu sax ak ki fi nekk. ne ma futur maire. loolu boo ko vérifié ci dëkk bi gis ko. kon sant yàlla rek. yàlla na yàlla dogal loolu
et dañ ci sabablu tam yàlla na ko yàlla nangu et que mu nekk réussite ndax aussi suñu réussite ñëpp la kon nañu bokk ànd rek réussir li nga xam ne mooy développer suñu localité ba suñu doom yi suñu jarabaat yi suñu étudiants yi suñu artisans yi entrepreneurs yi vraiment kër yi mën a soppeeku ndax day faatu li soppi dëkk bi du loo xam ne ni maire tabax kër yi maire soppi miir yi déedéet maire bi mën naa am ci mbedd bi ci biti lay régler lu bari ba ci tali yi ba ci mbalit yi marché yi ak loo xam daal ñëpp ko bokk souvent ci lay action di mëne te nag sasu maire nag aussi bariwul ndax la bari loo xam ne ñu ngi koy jiiñ souvent maire yi état moo ko moom mais sasu maire yi bariwul mais am nañ yaakaar ne mën nañ ci lu bari incha allah rabbi pour régler ko mais am nañ fi ay problème nag yoo xam ne ni vraiment jar na nag jóg ci nag lu mel ni salte ci mbedd mi nii non métti na mais gëm nañ daal am nañu programme gis-gis boo xam ne nii ci domaine yooyu yëpp muy mbalit mi muy formation yi ndax Sénégal xam nga 6% dañoo am métier ak diplôme ak certificat ñeneen ñi dañoo jàng rek mais amuñu métier kon loolu aussi pour ci boppam moo tax ci am xalaat ak ay lijjanti pour mu gën a jëm kanam ndax ñooy soppi dëkk bi nag en réalité nag ñooy sensé miir yi dindi sàqet yi ak seng bu fekkee ak gis nañ ko fenn ak miir yi gën a jekk tabax yi gën a jekk seng yi ñu def ko ay terrasse étage yi am kooku mooy da ngay fexe ba askan wi am fu lu ñu téye am lu nu mën lu gaaw nag mais lu war a mën ne la lu bon fondation ba ñu mu ko defar ndax bu keneen dikkee après man mën a yeggal ndax am nañu après wóor na am na xale yu ma gën a xarañ nag. mën ngaa ñëw def fi 10 ans. non est-ce que mët na ko ndax base fondation bi rek moo ci am solo. changer idée bi façon xoolin bi façon gisin bi ndax aussi dootuma gune mais gis naa xale yoo xam ne yu xarañ ñi ngi fi ñi étudiant lañu ñi ngi commencé liggéey ñenn ñi am nañu xarañ boo xam ne boo leen indilee base bi rek ñu mën a dem ndax dañoo réere yenn xam-xam yi yu xam ni mooy base bi boo ko tegee rek ñoom mooy la nouvelle génération dañuy dikk rek yeggale ko de 10 ans. mu nekk wax jaa ngi bari te waxoo ma li la gën a naqa neex ci àdduna ak li la gën a naqari àdduna xool xam nga lu ma la yëgal bu ma perturbé ñëwal foofu ndax presque émission bi mi ngi waaj a jeex te dañuy ànd ak yow dem ba ci ndax nee naa la futur maire monsieur le maire dañu laa bàkk xale yu pour dañ laa bàkk muy lu rëy lool macha allah nag ma dégg ko ci weewu bay ma ñëw seet si la tubaar fakkaala macha allah nee naa la lu ni fànn kenn du ko jeex monsieur le maire Mbaye Diop nee naa la takkul ba mel ni kénkili ba dañuy àndandoo dem ci sabar ga ndax xale bi la ko tudde nag dalaa yëg bëgg la faale la fonk la waaw wax ma la gën a naqari ak la gën a neex damay tàggu damay dem. waaw Fatou gis nga damay sant yàlla rek. oui ma ba pare monsieur le maire mais ñaata soxna nga am sax nag yow. yow nag gis nga da ngaa bëgg indi histoire xam naa ni da ngaa ñàkk borom kër xam naa ni il faut ñu wutal la borom kër ci Pout gi moom. non man bëgg naa man monsieur le maire moom bëgg naa. ci dëkk bi comme ça nag nga sa problème réglé wu doo laajte kenn ñaata jabar nga am ak ñaata nangam. mais man dama bëggoon a buuxanteeg madame Diop dugg léegi dama bëgg na nga wax ma lan moo la gën a neex ci sa àdduna. alhamdulilah rabbil alamin dama ci nekk à l'aise li ma ci nekk à l'aise mooy li ma neex daal mooy li ma juddoo ci diine l'islam neex na ma trop vraiment sant sama waajur sama papa sama yaay vraiment màggandoo ci kër goo xam ni kër Gora Diop mu yar ma encadré ma formé ma def lu bari ci man loolu lépp vraiment lu ma neex trop la ci sama dund ba fi ma jaar yëpp mais loolu daal nekk fu ma jógee daal fi ma màggee juddoo fa loolu su ma mënti am rek damay kontaan ndax foofu mu bokk am na solo ci sama baay. boobu moo ci ban bi la gën a neex. li ma gën a neex mooy foofu ma bokk ci ndey bokk ko ci baay ñoo ñëpp muy waa Njóobeen ak waa Njenne ma siq ak ñoom ñu nekk ñoo xam ne nii dëkk bi xamal nañ leen lu baax ak lu yiw rek loolu lu ma neex toujours la ba tax na lu bari lu may nekk bu amee naqar bu ndaw sax loolu laa koy jëndee mooy ki ma doon ak fi ma bokk loolu lu ma neex topp la waaye nag ginnaaw bu ma juddoo ci diggante boobu yàlla dafa ma boole soxna suñuy wax Awa Diouf vraiment loolu kontaan naa ci trop ci àndandoo ak moom xam naa doo la neex yow waaye man loolu ma neex man
loola ma neex ma ndax yow nee nga yow da. xoolal ba pare kër gi mi ngi toj uy ma ñun da ngeen ñu jox léwal jox leen ñu deuxième bi ba pare il pare kër gi mi ngi toj coalition bi nga xamante ne dañ ñëw bokk ak Mbaye Diop bi liggéey ak moom ñu ngi ci biir kër gi fi mu nekk nii buntu saal baa ngi toj amazonam yaa ngi toog macha allah fi mu nekk nii daal Mbaye émission bi dama koy dagg rek ba ñu yegg ca jongante bu mag ba fee. ak yeggale waxagum la gën a naqari. waaw li ma gën a naqari naa la ko wax. da nga doon gërëm ki nga xamante ni mooy madame Diop. ma ne madame Diop dama ne la yàlla boole ak moom. dama sant yàlla bu baax. ndax boobu ba léegi. waaw jógoo ko daanu. waaye toujours rek amee côté. jàmm ak salaam. xiwal ak sutura. kon loolu dañ ci wax alhamdulilah rabbil aalamiina. loolu nag dañ koy wax tombeek sama àndandoo bi nga xam ne nii vraiment dafa ñëw coalisé ci man. muy Maam Góor Diop. man ànd defar Pout laa tudd. moom mouvement am tudd ànd taxawu Pout. ñu àndandoo vraiment di ànd waa di dem. am na ñeneen sax man buñ place bu mën naa am ñu tase fa ak ñoom. mais dañoo àndandoo di liggéeyandoo ngir Pout jëm kanam. ñi ci biti d'accord waaye tamit ñi ci biir moom. mën nañu moom mi ngi noonu. waaye itam Ndeye Khady Mbaye tamit ma nga nële ànd ak benn groupe solution. ndax groupe solution yi bari nañu macha allah. mais ku ci nekk yaa ngi yëngatu di développement gëm sa bopp. gëm ñaq liggéey tedd gëm ne ñun Pout ñun ñoo ko mën a defar. kenn duñu ko defaral. buñ dee xaar defaral ñu ko duñ dem. bu ñu xalaatee tamit ne dañuy toog rek ñu duñu may. duñ dem. kon futteeku am fulla ak fayda surtout jigéen ñi taxawaayu wax seen soxla seen bëgg-bëgg moom laa leen bëgg tamit dolli ko ñu nekk ci ak sama soxna ñu àndandoo loolu gëm loolu waaye nag li ma gën a lu ma naqari man defe naa daal am naa formation boo xam ne nii ci jeunesse sport tàggat na ma tàggat boo xam ne nii pour ma am lu ma naqari nii mu toog ci man di amul. loo xamante ni bu sa xel demee rek nga sa ngéem jooy rangoo ñi génn. non lo naqar ma tudd ma ko naqar leen daal leen moom bëgguma ko moom fen ku du wax dëgg kuy xalaat ne sam xel jarañu la lu ngay suñu sapaa nu ma ko tuddee non loolu moom d'accord ma ci lu mu métti métti nañu wax dëgg wax li fi ne loolu mu gëm naa ko trop ba li la sax sama soxna dinaa ci juyoo ak moom mu ne ma noo mbay ma ne ko noonu nañu wax li fi nekk rek ndax loolu la yàlla bëgg moom la dina bëgg mooy taxit lépp dara du jaxasoo dara du yàqu ku ma fen daal moom naqari na ma trop du ma ne diw fen na ma mit na ma trop déedéet waaye daal na nga xam daal képp kaa wax na ma lu dëgg ci moom mit na ma trop. loolu moom mënu laa naqari waxal la neen damaa bëgg rek nga ñëw loo xamante ni boo ko kiiwee rek sa ngem. Fatou. comme sa ban xarit dégg nga sànq maa dégg naan sa benn xarit. sama xarit Fatou bari naa xarit yu jóge àdduna vraiment ma am ci lu ma yëg lu mitti lu diis. amit ay mag yu gën àdduna mu tiis ci man ndax même bu ñu xarit sax seen dimension ci dëkk bi rëy na trop kon bari na sama papa Gora Diop ak ñeneen ci mag ñi ndaw ji ñi ma daan àndal jeunesse yàlla def ñoom jiitu nañ ma ku mel ni Bara Sarr Diagne ñu àndandoo woon suba ngoon bokk lu bari fu mu dem ma fekk ko fa ba Casamance ba Touba man maay ki xam ne fépp fu ñu ko affecté fekk naa ko fa jiitu na ma bàyyi fi njabootam. ndeysaan ba nii muy waxee ak man ci Bara du Bara Diop la tudd. Bara Sarr Diagne fi mu nekk bëtam yaa ngi taa bay bëgg a dee nee naa leen lu ni fànn kenn du ko jeex mbay dellu si waat ci Bara Sarr Diagne waaye. Bara da di xarit ñoo xam ne ñu bokk koñ. Bara mi ngi génn ban année la génn àdduna. jàppatuma exactement at yi mais yàgg na tuuti ma fi ne nii. peut-être ay boru 2009 2010. mais yaa ngi gis ay njabootam. waaw am na soxnaam ak yenn doomam yu ndaw yi. naa gisante ak ñoom léeg-léeg. mais Bara dañoo màggandoo defandoo lépp. lépp ñu leen li wolof naan de kuti àngoo. la ñu ànd. ci jamono yu tëpp na ma rëbb dëbb. yàgg na. vraiment yàlla dogal mu jiituñu. am na ñeneen nit Cheikh Ñing ñoo bokkoon màggandoo ci koñ bi yàlla dogal mu jiituñu. Salif Gueye mii nekkoon maire ñu àndoon 2009 suñu ñaari kër a takkaloo woon sàqet moo ko séparé woon. ñun dañoo xar sàqet bi ngir mën dem ak dikk duñ dem ci buntu yi kër yi de sàqet bi la ñuy jaar dem ak dikk. jaxasoo trop
mu dem moom tamit bari na ñeneen ñu dem ñoo xam ne vraiment ñoo màggandoo ci koñ bi defandoo lu bari loolu da lay métti ba ci sama waajur ni mu waxee léegi quoi mais Fatou sama yaay dem na mais ba léegi may tëdd bu guddi ma xalaat ko sentir ko bari wax yu ma doon xelal ak xalaat ci sama yar sama éducation sama comportement sama gëm-gëm ak lu bari loo xam ne mën naa ni def na ko ci man dinaa nekk ci situation la may doxal du man la ma sama yaay waxoon la te ñu bari xamuñu ko ndax dafa mel ni daraan gis lu ñëwagul ne ma lii bu ñëwee nga la defal nii li ma wax ni tey ci télévision je ne sais pas mais am na walla fii laa ko waxee donc dinaa ko yëg guddi te di xalaat ndax du ma gaaw a nelaw man sama soxna xam na ci dara ku ci lu yàgg du ma nelaw la di xalaat ci moom ci lu may wax mu sama xol diis du nag moo tax ma tudduma ko naqar daam lu ma yëg rek lu diis sama xol mais du tudd naqar ndax yàlla sàkk kul nafsin zaa'iqatul mawti daf war a mën a dem waaw waaye sama yaay dem te daan ma encadré daan ma conseillé daan ma muñloo bari na jikko ju ma yore basé ko ci muñ dafa nekk looy bëgg a dugg lu nekk ndax di nga arrière xalaat sa yaay nam la daan taxawoo torop su ma amee courage de volonté ak continuer du ma xalaat démissionner ci lépp lu may mën a objectif lu mu jaxasoo tey damay continuer rek ndax gëm naa ni war naa mën a atteindre sama objectif mën naa ni loolu li ci ëpp moom moo ko def ci man ndax sama yaay def na lépp mag ñi fi nekkandi xam ko ci dëkk bi xam nañu Awa Dieng jàmbaar la woon macha allah ma toog di ko xool di ko gis mu jàngal ma lu bari ci sama ndaw sama yaay daan na root ci teen bi ma yanu di sut ci ndaal yi sama yaay daan na war a dekkali maa dem dekkali taal ba sama yaay daan na bale ma an tuuri mbalit ma sama yaay lu bari sama yaay daan na sumb soq ma téye kuur mu téye kuur ñuy sëbbante xam nga sëbbante waaw ak yeneen voilà ko mën ngaa soq su ma ne la mën naa araw di nga jummi ndax yàgg naa dekkali pour sama yaay waaw jàngal na ma ko mais fóot mënoon nga ko moom laa gën a mën ndax samay rak àgg nañ foo xam ne nii maay sumb bàcc yalandi defar lépp mais Mbaye est-ce que daan nga dem marché di nduggi ak samay rakk defar lu bari kon macha allah vraiment mën naa ni formation am naa ko boo xam ne nii su ma fàttalikoo sama yaay rek ci man rek sama xol day jeex mais du lu ma naqari xol bu jeex laa ko moo tuddee naqar moom gisuma ko ci quoi mais nag dama ko ñaan yàlla ko yàlla xare àjjana ndax am na état bu ma nekk noo xam ne nii ku yaakaar ni naan découragé wala nga yaakaar ni dinaa gëm ni lii échec la wala nangam non tu te trompes tu te trompes je suis fort intérieurement. kon nag léegi Mbaye li ñuy tàggatoo mooy ndax fee ñu ngi nuy xaar te war nañoo def délégation bu takku ànd ak yow nee naa leen tey lu ñu fànn kenn du ko jeex monsieur Mbaye Diop monsieur le maire moo xewle moom la ñu seet si tey mu tombeek ñu tuddee ko guddi gu rëy kon nee naa leen dañuy ambiance ba 3 heures du matin kon sama gars yi Mbaye tàggatoo ñu tàggatoo ku ne dem. waaye merci beaucoup Fatou vraiment kontaan naa trop ndax jóge Thiès ba Pout. fas yéene dégg ne Mbaye Diop rek ma nga fa macha allah leneen ak leneen. nga ñëw bett ma nii seet si ma. par rapport ak activité bi nga dégg tamit. bëgg ko tamit couvrir. dama ciy kontaan rek. ndax peut-être mën naa am yàgg naa fi. te aw ma woon lu mel nii. kon il faut ñu remercier leen ci. di ñaanal vraiment yéen ak seen vraiment activité. lépp jëm kanam yàlla may leen jàmm ak salaam. ma remercier tamit ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi àndandoo ak man nag ndax macha allah bari noonu. ci biti fees na del waaye dañuy maye noonu il faut que ma remercier leen ñëpp rek parce que ma limee dina am problème ñi jot a dugg rek ñoo fi nekk mu neexee rek Mame Goor mais su ma tuddoon lim léegi kenn nem tudduma da daal di nekk erreur waaw mais moo tax du ma bëgg a tudd rek waaye naa sàcc tudd Ndeye Ngoye Samb de rek sama jigéen boobu. nee na Ndeye Ngoye Samb lay kii
man nag sama gars yi maa nga tàggatoo nee naa leen fi ma génn tey Kumba Diop chéri Mor Xarma borom Prada ji për borom Paris moo jaar fii greffage bi ki nga xamante ni mooy Marichou Seck daal di Soxna Ndour borom Chine moo fi jaar kon sama gars yi nee naa leen nañu dem ba fee tegal sa loxo maa ngi ñëw.